Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais 12. TFM mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce Faram Facce ñi ngi koy amal àllarba ci waxtu bi lañ koy amal mu nekk émission boo xam ne nag dafa yittewoo ni ma koy faral di waxee lépp loo xam ni dafa aju ci tolluwaayu réew mi ci wàllu politique am ku wax politique gu réew nag xam nga ni di nga wax lu bëri li nga xam ni daf ci làmbu loolu mooy li yëkkati émission bi ci télévision Futurs Médias muy Faram Facce tey dañu ci recevoir président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar nekk maire ca Mérina Dakhar kooku Aymérou Gningue la président ñi ngi lay nuyu. waaw Pam Ngagne maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu téléspectateur u TFM yëpp di leen ziara di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm te saxal ko fi. jërëjëf président Mérina Dakhar da nga fay faral di géej de. ah wala. déedéet xam nga Mérina moom damay dund ak moom dëgg la nag ren. at bi ñaata yoon nga fay dem ci at bi. bu dee Mérina. Mérina man su ma nekkee Sénégal daanaka semaine bu nekk ma dem fa. waaw waaye nag ren moom dafa nekk benn loo xam ne dafa xaw exceptionnel parce que damay ñëw ñu fal ma député te mosuma nekk député ñëw assemblée nationale bi ma ñëw assemblée nationale ñu def ma président de groupe muy liggéey boo xam ne nag dafa xawoon diis te nag dañu ne ku jàng di nga nab nabi te comme xaw ma lan mooy député mosuma nekk député et de surcroît mosuma jiite ay député. ma nuuru rek di jàng waaye nag teewul ba may tàmbali dama fa dem ñi leen man de nekk naa député def nañ ma président de groupe dama bëggoon ngeen xam ne lépp loo xamee ni nii mooy seen soxla maa ngi ci xañ na nag sama teewaay dootul mën a bare na mu daan bare nga xam ni semaine bu nekk ma ñëw waaye nag lu fi xew naa ko yëg luy farata dinaa ñëw lépp loo xamee ni itam yëg naa ko su ma mënul teew dinaa yónnee noonu tam laa dëkkee ñoom te def naa la président ay xat-xat mën na la jàpp ba lu matul 200 ou 300 kilomètres ngay joxe réponse bu mel nii ci Mérina Dakhar bi ñu la def maire te boo nekkee député aussi mu tax ndax jàpp nga ni li nga tontu nekkul tontu bu oyof ci atu yàlla boo xam ne daanaka Mérina Dakhar gisuñu la ko loolu nga ciy tontu. déedéet waxuma ni Mérina Dakhar gisuma pap waaw non damay laaj rek xam nga boo bëggee wax ay problème mu ne ma nekk député di jàng ak loolu te nga nekk maire man jàpp naa ni waroon nga mën a tontu lu ñu gën mën a teg loxo lu dul. waaw xam nga maire liñ koy soxla mooy lépp loo xam ne lu ñu war a faj la ci bërëb ba nga faj ko. xam nga man Mérina moo ma tànn ko parce que suma ndey dafa dëkk suma baay dafa dëkk te itam li ma indi ci politique dëgg-dëgg soo ko xamoon. nga xam ni ñooñu dañ ma mooñaale ak ñoom ma jaxasoo ak ñoom na la wóor ni fu ma nekk suba ak ngoon guddi ak bëccëg sama rythme xol ci Kajoor lay dox. loolu moo tax ñëpp xam nañ ko li may wax nag xam nga télévision laa toog te yéen seen télévision bi macha allah ñëpp a koy déglu amul benn doomu Kajoor boo xamee ni du la ni ay béru moom benn soxla la am mooy nu muy def ba soqali Kajoor. kon dama lay wax di la expliquer di la wax ni xañ na dama fa daan demee xam nga bu fekkee dama daan def semaine bu nekk weekend bu nekk ma dem su ma demee ba toog weer mënumaa jaar benn Dakhar dafa am lu ma téye waaye nag sama lépp a ngi dox maa ngi wax ak nit ñi maa ngi saafonteeg ñoom ñama fa am tam parce que benn loxo du tàccu xam ngeen ni man mënuma lépp. d'accord da ngay am ay nit yoo àndal. d'accord yoo xam ne ñoo ngi lay defal. d'accord président loolu am na solo dafa am loo xam ne da nga ko wax ci sa biir wax. muy musoo nekk député ñu def la député. musoo nekk président groupe parlementaire ñu def la président groupe parlementaire. président ndax loolu du indi jafe-jafe ci doxalinu biir assemblée nationale koo xam ni musul nekk député mu nekk député nekk groupe parlementaire jiite Benno Bokk Yaakaar. ndax loolu mënul indi jafe-jafe ci koo xam ni dafay jàng comme ni mu ko waxee est-ce que fi ñu toll ci assemblée nationale. kuy liifantu am na fa place. ba ci présidence groupe parlementaire. waaw xam nga liifantu bi il faut que ñu am na ñu ko déggee dama ñëw ci assemblée nationale xam nga député yi moom dañ leen di renouveler. bu ñu voté ki nga xamee moo lay jox confiance am mooy nit ñi nga xamee ñooy dem voté ji kon député saa bu ñu defee ay député rek def ay élection
ci téeméeri député yu nekk da ngay jàpp ne juróom-ñett fukki yi ba juróom-ñeent fukki yi ñu bees la ñuy doon. li ci des nag mooy jiite bi jiite da ngay xam ni jiite ay nit du maa leen moom. mooy da ngay ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom di diisoog ñoom xam nga li ñu lay laaj mooy nga fexe ba ku ci nekk nga jox ko gëddaam di waxtaan ak ñëpp waaye nag bu ñu waree def dara nag nga am loo xam ni yàlla moo la koy may ndaxte def na la jiit ba nga xamee boo waree jël ay décision nga jël ko. te itam fexe ba ñëpp xañ na sax ñëpp du ñu ànd ak yow waaye nag li ëpp ànd ak yow. loolu nag loolu la tubaab di tuddee maanaam am daal ay disposition pour nga mën a jiite mooy management. loolu daf ci am solo. te xañ na ñi ma ko dénk itam xañ na loolu la ñu yaakaaroon ci man. ci ni dinaa waxtaan ak nit ñi dinaa diisoo dinaa jëflanteeg nit ñi dinaa bàyyi ak nit ñi itam li ñu moom. te li nga xamee ni nag moom lañ ma dénk itam ma téye ko ba du yàqu. d'accord loolu nag maa ngi ci sant yàlla. oui président dañu génn ci législature bu ñëpp sikk. yaakaar naa ñi nga xam ni ña nga fa nekkoon sax sikk nañu boobu législature muy législature bu mujj bi nga xam ni moom ngeen remplacé. ñu njort nag ni seen bos dina nekk bu gën a yëkkati niveau bi bu gën a yëkkati débat bi. mu gën a yées. ci li ñu gis. parce que li ñu fa gis ci législature bi sax yaakaar naa jarul ñu koy nettali télévision àddina bi yëpp wane na ko ndax loolu itam ay nit yoo xam ne ñu mel ni yow lañu bees ci assemblée nationale am fa ndombol tànk présidence ndax yu mel noonu mënuñu leen ko jiiñ ci manque d'expérience. non gëwuma loolu xam nga dama jàpp ni d'ailleurs pour nga taxaw rek ni législature bële dafa bonoon ñuy yaakaar déedéet li ma defee ni législature bu nekk ak li mu tombeel ak li nga xamee ni moom la war a liggéey gis nga Pape maa ngi wax ak waa Sénégal mais député yi ñu jara delloo njukkal lañu gis nga boo ñëwee assemblée nationale daanaka li xew Sénégal rek nga fay fekk député yi dañuy jógee ci gox yu nekk jógee ci 45 départements yi ku nekk ñëw ak li nga xamee ni nii ña nga xamee ni ñoom nga dëkkal lay seen soxla nga koy jël di ko porté dëgg la nag assemblée nationale mooy bërëb bi nga xamee ni fa la ñuy waxtaanee su ko defee problème bu am fa lañ koy waxtaanee ku ci nekk itam da ngay ñëw ak sa jikko ne ngay ñëw ak sa xadar da ngay ñëw itam ak ni nga jàppee ni boo ni waxee rek yooyu mën a jàll mais li mu la mën a wax te war ko rafetal mooy gis nga ci législature bi ci at bii am na 20 loi ak juróom-ñaar yoo xam ne bu ci nekk voté nañ ko. muy yar xeetu loi yi nga xamee mën naa la wax ni yu ci bëri fukki loi yi ak benn ay loi ratification la mooy fi ñuy waxee ni président daal signé na ay accord wala am na ay convention yoo xam ne daf ko am ak yeneen réew te bala mu koy mën a xaatim il faut que ñu jox ko ñun suñu baat pour mën ko def mu def ko. mais yeneen loi yi. d'accord leneen loi yi dafa am solo. parce que yeneen loi yi c'est très important. mooy d'abord loi de finance xam nga réew mi bu ñu fi nekk di wax loi de finance. loi de finance initiale xam nga réew bu fekkee ni koom-koom bi dafay dox te ñi nga xamee ñoo yor koom-koom bi fii ak assemblée nationale joxu leen autorisation pour ñu mën a jëli xaalis wala ñu mën a dépenser xaalis assemblée rek moo am sañ-sañu jox leen ko. kooku mooy ponk bi nga xamee moo gën a rëy ci assemblée nationale te moom la ñuy tijjee. def nañu ko def loi rectificative parce que bi ñu demee ba xam ni am na lu ñu war a joyanti itam ci loi de finance bi dañu war a dajalewaat fexe ba def ko. lépp loo xam ne mi ngi fiy dox ci wàllu retraite nit ñi ci wàllu seen dundin lépp loo xam ne dañ ko war a soppi ci biir loi yooyu dañ koy jaarale. am na nag ay loi politique nag mooy ëpp coow. mooy bi ñu demee bay def ay parrainage wala ñuy changer code électoral bi di ko adapté ak la loi sur le parrainage bu ko defee coow lu bari am ci am na tam boo xam ne ci wàllu bi ñuy ratifié accord bi nga xam ne ci wàllu pétrole ak gaz suñu diggante ak Mauritanie gis nga ay coow jóg ci mais coow yooyu yëpp boo ko xoolee ba ci biir wax dëgg yàlla bu ñu waxtaanee dal xool li nga xam ne moom la gouvernement bi di xaatim ak ñun li nga xam ne ñun ñooy majorité bi ànd ak moom dinañu am ay argument yu baax waxtaan bu rafet voté loi yi pour réew mi mën a ci ay commission d'enquête nga xam ne doon na yittey askan wi ndax ku ne xam na ni ak loo mën a wax ci législature ba léegi nga xam ni moo génnoon ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy waa PDS am na taxawaay yu am solo yu ñu doon taxawal ci ngir askan wi ñi ngi fàttaliku bi courant bi mëseen am jafe-jafe bi ndox mi mësaan am jafe-jafe Oumar Sarr wala Samuel Sarr kenn ku nekk ñëw taxaw ci kanam député yi ñu laaj la nga wax tey dañu gis ni ndox mi ngi toll foo xam ni jommal na nit ñi am nañ jafe-jafe ci wàllu ndox c'est-à-dire lan la Assemblée nationale di xaar
ci woo ministre bi mu ñëw taxaw wala mu woo premier ministre bi mu wax ak moom wala mu ubbi ci benn commission d'enquête parlementaire. waaw loolu xam nga def nañ ko xam nga nit ñi li ñu bëgg a dégg rek la ñuy dégg xam nga def nañu fii li ñu tuddee question d'actualité woo premier ministre mu ànd ak ministre am yëpp keroog lu ñu ko bëgg a laaj ci wàllu yooyu rek def nañ ko mais Sénégal mu bindoo loo xam ne nit ñi dafa mel ni politique daal président dafa mel ni ma la waxoon déggoo ko. si xam nga li ma lay wax nii question d'actualité xam nga li ngay wax mooy ñu woo ministre wala ñu romb sax question d'actualité dem ci commission d'enquête parlementaire fii ñu toll tey ci wàllu ndox mi déedéet dama lay wax xam nga il faut que ma expliquer le Pape parce que gis nga wàllu ndox mi dëgg la man Sénégal la dëkk di yewoo Ndakaaru ñetti weer ëpp na ko sax ñeenti weer a ngi nii su may sangu damay root siwo pour sangu le matin xam naa loolu mais xam nga lan moo xew mooy dafa am góom ak loo xamee ni dafa nekk ci wàllu ndox mi loo xamee ni dañ ko war a saafara mais saafara bi ñu ko war a indil bu dee saafara bu ñuy ñëw rek di raay muy sedd du réglé wu il nous faut ñu fexe ba lépp loo xamee mooy matukaay wala investissement boo xamee dafay régler définitivement problème ndox bi ñu def ko te ñaar yooyu nag ma wax la ni depuis 5 ans presque. depuis lu ëpp juróomi at. dañu nekk ci loolu. maa la ko wax te ndox mi nañu wax ni mayu leen ko nit ñi de nit ñi dañ koy jënd. c'est-à-dire réew boo demee ba pour nga jox sa askan ndox mu nekk difficulté ñoo xam ne yow mayoo leen ko. bu weer bi dee nga jox leen facture ñu fay la xaalis. organiser leen ñu mën a am ndox. loolu lañu leen laaj mu nekk problème. président moom la ñuy def xam nga tey gis nga boo jëlee Dakar jël région de Thiès jël la Petite Côte pratiquement mën naa la wax. 80% de la consommation téeméer bu nekk juróom-ñett fukk yi fii lañ koy defee ñooñu ñoo koy utiliser te tey matukaay yi nga xamee moom la gouvernement bi jël mooy fexe dégg nga ko Kër Momar Sarr 3 gis nga lii xew nii ci ndox de façon cyclique dafay posé wu. lan moo xew mooy tey président dafa am benn politique boo xam ne dafa ko tëral wax ni fii ba 2035 bëgguma ñu waxati fi affaire ndox loolu moo tax. mu jël alal ju bëri def ko ci KMS 3 bi ba pare def benn usine dessalement ndox te diggante bi nag comme loolu bala muy pare mu nekk 2021 ñu jëlaat yeneen matukaay def ay forage yu am solo yoo xamee ni tey ñoo ngi koy def ci Tasset ñoo ngi koy def ci réew mi di ko def ci littoral nord fu mu dëkk sax def nañ ci forage loolu yëpp pour lan pour mën a injecter ci Dakar 60 000 mètres cubes d'eau te loolu incha allahu rabbi ci fan yu néew dina dugg. d'accord lan moo ci war a nekk taxawaay assemblée nationale notamment yéen député yi nga xam ne yéen a ko fa nekk. mais ñun ñooy contrôler loolu. xanaa xamuloo ni ministre bi bu ñëwee tey assemblée nationale ñu en commission technique. mais dañ naan ko fan la investissement bi toll te itam xaalis bi dugg foofu ñun ñooy autoriser bu dee lu ñuy lebi la. ñooy autoriser ñu leb ko bu dee loo xam ni dañ koy jël ci budget réew mi dugal ko ci tam ñun ñooy autoriser ñu def ko. mais li ma la mën a wax di ko wax waa Sénégal mooy gis nga réew. da ngay xalaat lu ñëwagul. aujourd'hui problème mu ndox dañu ko war a régler définitivement te jël nañ ci matukaay yoo xam ni fii. d'accord ak fanweeri at ci suñu kanam. léegi suñu ko réglé du am problème léegi bu ñu ko réglé du am problème. mais bu ñu fa jógee dañuy daal ci Sénélec. naam jafe-jafe courant bi wàññeeku na. dégg naa ci rajo. notamment la RFM. syndicalistes yi fa nekk yëkkati seen kàddu wax ne ñi ngi jëm ci jafe-jafe yu doy waar ndax bor yoo xam ne amel nañ ko Sénélec ba mën nañu jëmaat ci ay délestage loolu nga xam ne mi ngi jibaat nara ni ko fàttaliku psychose bu doy waar ci xelu askan wi est-ce que xalaat ngeen loolu yan matuwaay ngeen ci jël bala ñu fay egg lu toll ci 200 et quelques milliards ci ay bor yoo xam ni état bi ak collectivités locales yi amel nañ ko kër googu di Sénélec. waaw loolu dinaa la ci tontu parce que xam nga nit ku nekk dafa am loo ko xam da koy xam te bu ko xamee bu koy wax day yomb gis nga problème Sénélec problème bi ñu amoon ci Sénélec muy problème bu rëy moo doon dañu demoon ba li nga xamee ni mooy usines yi togg courant liñ daan togg dafa doy xam nga loolu kenn waxatu ko dafa am lu rëy lu xew ci réew mi mooy pétrole bi nga xamee ni nii ci la ñuy toggee courant 80% suñu courant ci pétrole lañ koy toggee dafa doon jar à peu près $30 ci weer yële léegi pétrole bi egsi na ba $80 président de la république wax ni jafe-jafe yi réew mi di jànkonteel tax na bëgguma ñu yokk prix wu essence bi bëgguma ñu yokk prix gasoil bi parce que ba muy jar $30 kenn wàññiwu ko waaw def leen ba muy jar $30 si wàññi na parce que déglul moo wax la xam nga pétrole ak essence bi ngi nekkoon 800 francs pap
xam nga Pape yow yaa ngi ci réew mi li fi xew xam nga ko demoon na ba 800 francs président moo ko indi mu nekk 590 ak 690. loolu kañ la ko def li may wax xam nga ko mais kañ la ko def loolu. il y a 3 ans def na ko déglul rek moo wax la. maa ngi lay déglu ñuy wëlbatiku courant bi nga xam ne kenn mësu ko wàññi ci Sénégal mu wàññi ko. waaw kon nag kooku yërëm askan wi xam ni itam. bu fekkee ni condition marché bi. dafa changé loolu dara gënu ko logique. bu bari lu pétrole di jar $30 kay wax dëgg yàlla. mu war ko wàññi. defal naa ko wax la. waaw xam nga wàññi na ko. tey li nga wax mooy bu ñu ko yokkee. pétrole bi léegi ñu multiplier ko par 2,5. non yokk ko kenn waru ko xalaat. parce que ba muy tuuti kenn wàññiwu ko. waa déglu ma déet daf ko wàññi. wax naa la léegi ni la pétrole bi dafa nekkoon dama lay wax ni la. ba litre essence dem na fii yow nga koy jënd 800 francs. léegi président indi ko 690 litre gasoil dem na fi ba nekk 700 francs. di jar moins Mali rek di jar moins Mali. lu gën a tuuti. tout le temps nga di ko dégg loolu système taxe la. waaw système taxation la xam nga ñun li suñu réew. taxation boobu. waaw déglu li suñu réew bot. waaw ci wàllu budget. xam nga budget suñu budget fan lay jógee. ci ay taxes lay jógee lu ci ëpp. moo taxit vote assemblée nationale di voté ay taxes rek. muy ci pétrole bi. muy ci cigarette bi. muy ci tout le temps. taxes yi te loolu aussi nekk ay jafe-jafe yoo xam ne askan bi rek ngeen koy teg. loolu pour jàppale gouvernement bi ci seen budget. non xam nga. waaw bu ñu toogee ba yàgg. non yaa wax taxation bi rek ma wax la ko déglu ma wax la. bu ñu toog ñaari fan ñett te waxuñu voté bu ñu def ci loi yokku taxe nangam. dinaa la leeralal. voilà xam nga bu ñu demee di def loi rectificative des finances seet loo xamee ni président daf ko jël ni man étudiants yi nga xamee dañ nekk Sénégal dama bëgg yokk seen bourse. dama bëgg wàññi li nga xamee moom la ñuy daan jëndee añ ak reer ak ndékki. mais xaalis kenn du ko inventé dafa am foo koy jëlee. su président jëlee disposition yu mel noonu ak yeneen ci wàllu ñi nga xamee ni nii ñoo doon revendiquer ci wàllu indemnité de logement yi nga xamee moom la ñu waroon jox enseignants yi. loolu créé woo benn solution. waaw defal naa da nga ko jël fii ci loxo ndijoor bi def ko ci loxo càmmoñ bi. mais xaalis kenn du ko inventé. waaw kenn du ko inventé mais kenn du ko inventé. mais aussi gouvernement prévoir la. bu fekkonte ni problème mu fàllu seen deewul tey. ci anam yi mu deewee président du yokkal dara étudiants yi naru ko woon kon bu fekkente ni loolu am na loolu mooy jafe-jafe yi nag mooy taf yëngal bi ñuy wax ci seen gouvernement. non Pape dama bëggoon ñu serein parce que deewu nit dafa am solo xam nga tey soo bëggee wax ni président dafa wàññi li mu jox étudiants yi parce que nit dafa gaañu dafay indi beneen problème. da nga yaakaar loolu amul. dama déedéet. wax loolu itam man li ma gëm. léegi d'accord naa ak yow ci deewu nit dafa am solo. baal ma rek d'accord naa ak yow deewu nit dafa am solo. bi mu deewee ba léegi. bi mu faatoo ba léegi. mënuñu wax ni kii moo ko rey. mais te bokk na ci liy seral ay yaxam. ñu xam kan moo ko rey luñ ko war a teg ñu teg ko ko. te anam yi war a mën a tax ñu xam ko dafa gaaw. non parce que weddi gis bokk ci dégg nañ fi légitime défense. l'enquête dégg nañ fi ñu ne ki yoroon fital bi moo sommé après moo tiré. xam nga donc lu ñu fàng kenn ko jeex. non xam nga man Pape dama bëgg nga déglu ma. d'accord baal parce que li tax ma bëgg nga déglu ma. d'accord mooy xam nga réew. dafay tegu ci ay charte. d'accord ku nekk am nga loo war a def. d'accord bu fekkee nit dañ ko boom. dañuy am ñoo xamee ni ñoom moom enquête ba. di ko doxal. mais aussi député yi sañ nañ ci def commission d'enquête parlementaire. pour mu gaaw leer dafa jotagul. sañ ngeen ko war ngeen ko mën a def ah d'accord bu fekkoon dañu demoon ba mu lënt. mais comme ñun wóolu nañu. xam nga li suñu différence mooy la. man dama gëm ni Sénégal institution yi mu yor yëpp mi ngi dox. gouvernement bi mi ngi liggéey. président mi ngi jiite. justice mi ngi dox. parlement bi mi ngi dox. institution yëpp mi ngi dox. ku ci nekk nag cëram da nga koy bàyyeeg moom. d'accord mu doxal. d'accord léegi nag bu ñu demoon tey. ba mu jéggi ay dayo wala ñu dem ci jamono boo xam ne da nga naan mais lii kat doy na waar parce que ñaari at a ngi nii ñu koy topp te gisuñu ci benn résultat bu boobaa mën nga wax député rek mën na jël moom décision. waxtaan ak ay nitam ne lii kat. war nañ ci def benn commission d'enquête pour ñu laaj fan la toll. ak fan la toll. d'ailleurs commission d'enquête. li ma lay bëgg a wax mooy lépp loo xamee ni nii ñu ngi koy jeex mu nekk justice fii mi ngi nekk justice. commission d'enquête ci niveau parlement bi mënoo ko def. d'accord président ñu dellu ci taxes yi am na loo ci doon wax. waaw taxes yi dama la bëgg a wax ni la. réew bu nekk mënul inventer xaalisam. xaalis réew nag warul yaakaar ci ay taxes aussi pour dund. si xam nga loolu réew ay ressources am la am ay taxes am xam nga amul leneen c'est-à-dire que da ngay am ay ressources am bay
mais ressources yooyu nag da nga leen war a consolider aussi ci ay jamono aussi. mais moom la ñuy def farata la loolu. moom la ñuy def mais taxes yi c'est indispensable xam nga lan ngay wax da nga naan waroon nañu góorgóorlu ci Sénégal ba taxes yi ñi koy fay gën a yaatu parce que boo xoolee taxes yi Sénégal pression fiscale bi ñuy wax xam nga lu ko indi. mooy dafa am nit ñoo xam ne tey jaadu woon nañu fay taxe parce que am nañu kër goo xam ne ñu ngi ko loué. wala am nañu activité boo xamee ñoo ngi koy def te ñu tuddee ko activité boo xamee dañ naan rek c'est informel. fayul taxe te gis nga taxe mooy premier acte de civisme boo bëggee bokk cim réew. mooy da nga naan dafa am loo xamee moomalu ma ko sama bopp. réew mi ko moom. parce que tali yi ñuy defar impôts yi mooy tax. ñu mën koo defar. hôpitaux yi buñ ci dugalee ay garab loolu moo tax ñu def ko kon nag man volontairement damay jóg dem di fay suma taxe c'est pourquoi d'ailleurs yéen télévision yi am ngeen ci rôle boo xam ne war nañ leen ko jox mooy ngeen di fexe di sensibiliser nit ñi ci wàllu fay am taxe ndaxte taxe yooyu moom la réew mën a am muy alal ju wér parce que leneen lu ma loo xam ne daf ko wuti rek xamal def ko lebi wala mu set loo xamee ay entreprise la yoo xamee alal la bu nekk ci suufu réew mi. ñu jël ko li ci réew mi moom. d'accord taxes yooyu am na solo pour presse bi. di saytu fan lay dugg. c'est ça fan lay nan la ñuy def ba mu ba ñu mën koo collecter. c'est ça waaye itam taxawaayu presse bi la ci ñu xool saytu. ñi ñu koy jox fan lañ koy dugal. exactement loolu itam sañ-sañ boobu la. man d'accord naa ci. d'accord alors ci loolu d'accord léegi xam nga loolu dafay tax. ñu dellu si un peu ci wàllu ndox mi. parce que xëy na bu fekkonte ni fa ñu war a dugal alalu réew mi. dugal nañ ko fa ci ay farata. parce que ku ne xam na ni naam train express régional am na solo. waaye ndox ko gën a nekk farata. d'accord nga ak man ci loolu. bien donc dama ni lay ñaan am na solo. waaw mais xam nga ni ndox ko gën ci réew. waaw bien sûr. mais bien sûr. d'accord nga ni ay autoroute yoo xam ne dafay jóge fi di dem feneen am na solo. d'accord naa mais d'accord nga ni ndox ko gën ci réew. waaw mais bu fekkoon ni déglul xam nga fan laa doon d'accord ak yow Pape. waaw su fekkoon dañu def lii bàyyi lii li ngay wax day am mais ñaar yëpp ñoo ngi koy def aujourd'hui fii may wax ak yow l'État a mobilisé plus de 400 milliards de francs pour problème mu ndox yi. est-ce que xam nga ni aujourd'hui fi may wax ak yow l'usine de dessalement d'eau bi nga xam ne dañ ko war a def fii ci Ouakam. d'accord ci Mamel. d'accord ak li nga xamee mooy KMS 3. d'accord loolu yëpp boo ko jëlee bu fekkoon ni tey. dañu fàtte woon. secteur ndox bi. c'est que nag xam nga tooba saxal léegi ba mu sulli la dafa amul ci li ñuy def. parce que liggéey su fekkee da nga koy def da nga bëgg soo ko defee. mu régleel la situation bi. d'accord ba nga xamee ni li ngay jànkonteel di nga toog fanweeri at yoo xam ne. d'accord jànkonteeg moom. ok kooku dafa am solo. voilà président loolu mooy vision. premier ministre. date bi mu joxe pour ñu jeexal am problème mu ndox ci Dakar mooy le 20 juillet. kon mën nañu jàpp ni ginnaaw ëllëg la. buñ ci yeggee am na sax ku naan buñ ci yeggee te ndox mi ñëwul est-ce que gouvernement warul démissionner. ci kaddu yu ak dige boobu nga xam ni joxe na ko muy dige bu tooy ni ndox. bu fekkente ni egg nañ fa. te gisuñu ndox. est-ce que laajul moom premier ministre bi joxe woon dige boobu ak kàddu yooyu. mu tekki ndombol tànk gouvernement. non xam nga dama lay leeralal xam nga les dates là amul importance. dañ koy fooye kon. non amul importance déedéet amul importance dama lay wax d'accord ok. horizon moo am importance. d'accord gis nga li ma la wax tey ci li ñu def ci taset li ma la wax. non président les dates nga may wax amul importance. non les dates là le 20 juin le 21 juin. kooku amul importance. xam nga comme par exemple sama mandat temps laa koy def yooyu yëpp amul importance. non déglul Pape. damay laaj rek. Pape dama lay wax parce que kaddu laay wax de. dama lay wax ni la. sa kaddu xam nga lan moo am solo. waaw horizon. non waxuma horizon man waxaguma horizon. horizon bi clair na. 2035 la ci PS. déedéet mais li ñuy wax mooy loolu. non xam nga dama la bëgg a wax ni la. dama la bëgg a wax ni. datu premier ministre kenn sexalu ko suuf. moo jox date askanu Sénégal. ne leen seen problème mu ndox bi ngeen di jàmbat. ñaar fukki fan ci juillet dina jeex. ñu koy dégg dañu ne bu ñu fa eggee te jeexul est-ce que laajul mu tekki ndombol tànkam moom ak gouvernement. dama la bëgg a wax ci wàllu problème bu sérieux comme ndox ak investissement yi mu laaj nga xam ni fii may wax ak yow. da nga yaakaar président xamul ne premier ministre xamul ne dafa sérieux. defal ndànk rek problème yi ñuy wax nga xam ni investissement bi mu laaj li ma lay wax rek ci taset ak li ma lay wax ci li nga xam ne def nañ ko ci mbayax ak li ma lay wax def nañ ko ci littoral nord pour régler pratiquement 60 000 mètres cubes xam nga moom solution boobu sax du solution bi nga xamee mooy solution bu gën bee baax mooy solution bi nga xam ne daf koo def pour ñu soulager kooku il y a plus de 50 milliards qui sont là-dedans léegi nag li ma la bëgg a wax Pape mooy le 20 juillet ak le 21 juillet
non le 20 laa wax dama lay wax. man le 20 la waaw moo tax ma ne. moom le 20 la wax moom. waaw bu dul le 20 nekk le 21. yow da nga koy xarab. non dama ni waxuma la dama koy xarab de. man le non dama koy xarab sax. ah déedéet. non. xam nga lu tax non dama koy xarab laa la wax. su nekkee par exemple le 20 à 0 heure sax ma xarab ko man li may xaar mooy 19 à 0 heure mu wóor ma ni le 20 dugg na. waaw pour mu leer c'est-à-dire li ma bëgg a xam mooy bu ñu ci eggee le 20 te gisuñu ndox comme ni ñu koy gisee comme ngay gàddu sa siwo di sangu. man may gàddu sama siwo di ko yóbbu ci suma gaanwaay. dama ni ndax bu ñu eggee foofu te suñu affaire saafarawul laajul moom mi joxe kàddoom mu tekki ndombol tànkam. non non non. ah d'accord loolu mën nga ko xam nga lu ma la wax man. waaw li ma la wax xam nga lan moo am solo. mooy premier ministre li muy wax ci yan firnde la ko teg est-ce que li muy wax tey boo demoon tey hier xam nga bërki démb dafa am benn visite boo xamee ni man demu moon mais am na ay député yu ci dem yoo xamee ni visité nañu ànd ak SONES ànd ak waa SDE. lépp loo xamee ñoo ngi koy def ci forage ci Mbayax di ko def ci Tassette di ko def ci littoral nord ñu xool ko ba gis ko seen bët xam ni lii ñoo ngi koy réaliser. d'accord problème technique nag. xam gis nga yow sa kër sax du yaa ko tabax. def fa courant def fa ligne mën na jekk beeg rek moo am benn coupure bu fa coupure boo xamee ni fa nga dugal yow fa nga dugal say genn sama réew la ñuy wax nag réew la ñuy wax waaw dama ko indi réew lañ lay wax itam moom laa lay wax non réew la ñuy wax waaw investissement xam nga investissement dafa am solo booy def investissement di tabax surtout pour am réew waaw yow boo fi toogee di wax ay date entre le 21 et le 22. kon ça veut dire que tu n'as rien compris. kon le premier ministre n'a rien compris. non yow. non le premier ministre non kon le premier ministre n'a rien compris. xam nga lan moo am solo non ay miru li nga wax c'est clair. dégg na la le premier ministre n'a rien compris. li ma la wax mooy. waaw li ma la wax moom. ok man premier ministre du ma ko jugé ci le 20 ak le 21 xam nga lu ma koy jugé. ci kàddoom nga ko war a jugé non. mooy li mu wax est-ce que ma nga ca. d'accord est-ce que ma ngi koy doxal. ok est-ce que ingénieurs yi ña ngay programmer. d'accord est-ce que bu ma demee ci terrain bi maa ngi gis ni liggéey bi ñoo ngi koy def te xam naa ni bu yeggee problème bi dina régler incha allah. Banque mondiale wax nañ ni Sénégal mooy réew bokk na ci réew yi gën a ndóol. ci àddina bi. ah information boobu jot nga ko. déedéet man jotuma loolu. d'accord du ma ci sori. yaakaar naa ni boo toogee fii nekk président groupe parlementaire ma jox la information boobu. tukkee ci banque mondiale. soo mënee jotuloo ko. mën nañ ci bañ a sori. ñu ñëw ci li nga xam ni kon peut-être yëg nga ko. muy àtteb Khalifa Ababacar Sall. muy àtte boo xam ni. ñu bëri jàppoon nañ ni sax àttewu justice su Sénégal la. justice boo xam ni dafa nërmeelu justice boo xam ni dafa waroon a am occasion. pour gën a wane ndëgër laayam. waaye wane wu ko. ci ni ñu gisee ci àtteb Khalifa Sall bi yow député nga comme moom muy sa nawle député même bu fekkente ni immunité parlementaire am perte na ko député la comme yow moom Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi àtte nañ ko cour CEDEAO indi ay rëq-rëq ci ni ñu ko àttee ñetti rëq-rëq ëpp na ko ñetti rëq-rëq yi ci gën a fës énuméré nañ ko wax nañ ko bu ci nekkoon occasion bu ñu ko war a mën a bàyyee ñu tëj ko ci kaso bi ndax loolu du jox dëgg ñi jàpp ne acharnement moo nekk ci kaw Khalifa Sall pour yow décision bi nga xam ni ñi ngi wéy ci àtte bi te ñi nga xam ne ñooy procureur yi di sàkk muy wéy di des ci kaso bi moom Khalifa Sall. waaw xam nga man Pape affaire de justice généralement su ma ciy wax dama ciy wax ak dal parce que du ma ci bëgg a xarab kenn parce que dama jàpp ni justice mooy li nga xam ne moom la ñu bokk bis bu nërmeeloo réew mi dootuñu am sécurité kenn dootul jógee ci biti di fi ñëw di fi def investissement li muy yàq day bare. dama bëgg tam bu coow amee ñu xool coow li fan la xam nga Khalifa inculpé nañ ko te nekkul député. ñu téye ko te nekkul député. mu bokk ci coalition ñu dem jiital ko pour mu jiite benn liste. yoon nangul ko. waaw mu nekk ci. yoon nangul ko. waaw bàyyil rek xam nga bu ko yoon nangul woon du am. voilà voilà d'accord na loolu kay bu ko yoon nangul woon damay fàttali rek. mu jiite benn liste proportionnelle. mu wóor ni kii moom bu ñu defee élection dina nekk député. waaw mais réew mi duñu laaj lu tax mu nangoo jiite liste boobu pour nekk député xam nga dama lay laaj rek dama lay wax parce que c'est très important li may wax. xam nga man suñ ma tuumaalee dara su ñëwee même bëgg ma jiital pour ma nekk député par exemple dama lay wax nag te man sama aqulaay taala la lay wax dama leen naan man daal nañ ma jéggal ndax lii ñu ma tuumaal dama bëgg a dem ba xam
fan laa ci toll. wala ma setal suma der bu tuumay laloo ci politique defal ndànk rek. bu fekkee tuumay dafa lalu ci politique déedéet xam nga yéen je crois que avocats yi am nañu responsabilité bu rëy. bu dee tuumay dafa lalu ci politique ay pexey galgali politique moo ko lakk suñu ko tuumalee waaw wax ni dañu jalgati nangam loolu mooy les faits et comme li ñuy wax les faits sont têtus dañoo fekk loo xamee ni nii dañu ko jël wax ni dugal nañ ko fii te dugaluñu ko foofu fa ñu ko dugal ñoo ko xam buñ la tuumaalee ca loola mais buñ lay attee ca loolu lañ lay attee mais boo bëggee jël yëf yi politiser ko ni loolu politique la kon yaa dugal politique ci biir justice mais juge bi xam nga il faut ñu nangu leen te dama koy wax souvent gis nga Pape man ak yow wuute wuñu ak juge bi parce que Sénégal lañ nekk ñoo bokkoon ay ëtt yu ñuy foye ñoo bokkoon ay école yu ñuy jànge waaye naka la ñuy xëy rek Pape yow nga toog fii ma toog fii nga toog man ma toog fii ma toog ñu bëgg a joxoñ juge bi ñu doxalul yoon. ça c'est quand même grave. d'accord léegi dafa parce que réew mi ñoo ko bokk. d'accord président te ku nekk dañoo war a wóolante. président dafa am loo xam ni dafay tax ñu mën a joxoñ juge bi. te lépp mu ngi tukkee ci àtteb Khalifa Sall bi. procureur général lancé na jaabi. dafa taxaw ñëpp di ko dégg. mu ne leen arrêt CEDEAO bi dañ ko war a saxal. ndax bu ñu ko deful. dafay indi jaxasoo. ci communauté bi nga xam ni bokk nañu ko ak yeneen i réew. ñu teg ci ñaari fan. mu génne benn lettre. daal ni la ma waxoon du loolu. Khalifa Sall mi dafa war a wéy di des ci biir kaso bi. waaw xeetu waxet boobu. moo tax ñuy joxar bi yenn juge. non déglul Pape. yow yaa waxet. d'accord xam nga juge procureur général près de la cour d'appel. Lansana Diaby. dafa wax ne dañu war a appliquer arrêt wu cour de justice de la CEDEAO. fa la yem. waaw cour de justice de la CEDEAO lan la wax. xam nga dafa am loo xame ni ki bëgg coow sama papa dafa daan wax ni bu coow bare dëgg day réer yàlla nañ yàlla musul ci coow bu bari xam nga ki wax loolu te yow li nga def fukki poñ ak juróom-ñett bu ci nekk nga bind avocat yi dañu bind ni dañu bëgg cour de justice wax ni nañu bàyyi Khalifa Sall waaye ñu nangul leen ñeent bañal leen fukk ak ñeent ca biir fukk ak ñeent ya bàyyi Khalifa Sall ci la bokk yow nga taxaw rek ni comme procureur wax na nañu appliquer arrêt bi mais li arrêt bi wax kay man mii di député sax dama bëgg ñu appliquer ko arrêt bi nee na am na loo xame ni waroon nañu ba ñuy def enquête fexe ba ñeen seen avocat nekk ci am na loo xame ni procureur bi def na ko ci wuññi présomption d'innocence présomption d'innocence bi defoon na ko waaye nag téye nañ leen tam ci diggante bi ak diggante bi waruñu woon tey kon nag ñoom nañ leen dampe 1,5 million ak juróom ñoom ñëpp la wax nag waa loolu mooy décision bi mu jël d'accord bëgg naa tam bu ëllëgee procureur bi buy waxati ci dossier bu mu mën a doon mu tenir compte ci li nga xam ne moom la cour bi wax. président bu ëllëgee bu mu defaat sortie bu mel noonu. xaw ma xam nga yoon xaw ma xamoo yoon. waaye régime mu Macky Sall. lu nit jàngadi yoon am na lu mu la xaw a jàngal. ndax nit coow li bare. ci am justice indi justice. ku ne xam na ni. ay exception de nullité. dafay nullal procès. loolu xam nga ko wala xamoo ko. xam naa ko kay. donc xam nga ni ñàkk présence su avocat. ca police ba. exception de nullité la. loolu xam nga ko wala xamoo ko. ci kan. non ci l'affaire Khalifa Sall lay wax. waaw déglul ma wax la Pape dama bëgg yow itam li nga ma nangulee sama xam-xam fi mu yem ma bëgg yow itam nga nangu ma yow itam fi sa xam-xam yem nga yem fa. xam nga lu tax dañu am tribunal boo xam ni première instance la tudd exception yooyu avocat yi. liñ ci waroon a wax nañ ko ci. ñu bañ la gàntal leen ko ñu bañ leen ko déet juge bi da nga naan juge bi jël dogal bi mu dogal xam nga juge moo dogal yow dogaloo man dogaluma dama bëggoon ñu d'accord ci ni dañu war a respecter suñu institution yi wax naa la léegi ni mënoo gën juge bi mënuma koo gën. mënoo ko gën a nekk sénégalais mënoo ko gën a nekk sénégalais déglu rek ma yeggale institution yi aussi dañu war a respecter askan wi notamment la justice. xam
xam nga Pape. parce que bu ñuy atte lu ñuy atte. décision bu ñuy jël ci turu askan bi lañ koy jëlee. Pape gis nga député. waaw day voté loi. loi bi muy voté dañ koy appliquer xam nga kan moo koy appliquer juge xam nga juge bi ci turu kan la koy appliquer ci turu peuple sénégalais fii ak waat boobu dañul jàppal ni lépp loo xamee ni nii day nërbel suñu justice ñun yow da nga ko war a bañ man dama ko war a bañ avocat bi daf ko war a bañ. d'accord dama bëgg ñun ñëpp ñu nangu ni gis nga bi juge bi defee jugement première instance waa avocat yi bi ñu def appel ci kan lañ def appel cour d'appel lañ def appel cour d'appel bi da nga defee ne appel bi dañ ko def cour CEDEAO defuñu ko cour CEDEAO appel bi ci cour d'appel bi lañ koy def gis nga li nga xamee mooy droit cour d'appel bi moo koy wax li ñu waxoon nag pour jaxase xelu nit ñi xam nga li ma wax léegi rek bu coow baree dëgg day réer. jaxase xelu nit ñi mooy lan boo xëyee rek ñu ne waaw nañu appliquer parce que waa ji nee na am na présomption d'innocence nangam nangam nga ni kon nag dañu war a libérer kooku sa bëgg-bëgg la te jàpp naa ni loolu maa ngi koy wax Sénégal yëpp di ma dégg gis nga dossier bi dañ ko waroon gérer avocat yi Khalifa dañ ko waroon gérer ci fi mu toll xam ni dossier la boo xam ni droit commun la dañu wax ni am na lu ñu jalgate ñu gérer ko mais nag ñoom dañ ko politiser depuis le départ politiser dossier nag boo ko defee yow yaay sonn rek parce que ki nga xamee ni moom nga war a jàppale moom nga war a défendre. da ngay dem ba yàgg nga dugal ko ci guddi goo xam ne du ci mën a génn. d'accord je crois que ñoom ils ont dañ ko politiser. est-ce que politiser boobu du président de la république moo ko njëkkee ci ñu jëm ci ay élections. mu wax leen ne leen ki ngeen di jàkkaar lool ci Dakar mi ngi ci kaso bi fexe leen ba bu mu leen gagné kooku mooy benn ñaareel bi mooy benn fan des ci wala ñaari fan des ci ab atteem mu taxaw ni benn pression. buy jógee bitim réew wala ci réew mi du tere ma def li ma bëgg a def ci reddition des comptes. waaw xam nga man dama bëggoon d'abord ñu leeral xam nga élection yi ñoo ngi ci jëm incha allah le 24 février. képp bépp sénégalais boo xamee ni remplir nga conditions yi nga xamee moom la ñu wax di nga mën a nekk candidat te man góobu ni mën nañu dem élection avant élection yi ñoo xam ni kii mooy gagné wala kii du gagné mais dama bëgg ñu jàppale leen ci Sénégal mooy. président Macky Sall li koy fal sénégalais yi la li koy fal mooy liggéey bi nga xam ne def na ko sénégalais yi mën cee teg seen bët am yaakaar ni bu ñu ko joxaatee réew mi li mu bëgg a yeggale dina ko yeggale. mais est-ce que loolu xam na ko moom xam na ko. bu baax a baax. bu baax a baax xam na ko bu baax a baax. lu tax Khalifa Sall des ci kaso bi mu teg ci bakkanam. mais Khalifa Sall. Khalifa des ci kaso bi pourquoi moom mu teg ci bakkanam. waaye yow tam Pape li ngay wax nii xam nga man mënuma layal kenn mais li ma xam. mooy wóor na ma ni moom tegu ci bakkan xam nga lan la Khalifa daal li ñuy seet mooy li ñu koy tuumal moo ko def wala def ko tribunal bi jëkk a jàll nag nee na moo ko def moom ji boppam ay avocat am def nañu appel dem ci cour d'appel bu ñu demee cour d'appel dina wax xam nga mbir mi di ko wërloo di wax ci forme yi te la ca biir doo ko bëgg a wax xam nga dafa am ñoo xamee bëgg ñoo ñu yegg ci biir fekk yax bi moom il faut ñu toj ko parce que fii tojuñu ko rek coow lu du jeex te wax ji àlli kala ji mooy lan mooy ndax jël nañu xaalis bi ak fi ñu wax ni fa lañu ko dugal est-ce que fa lañ ko dugal li ñu wax ni moom lañ ko jënde est-ce que moom lañ ko jënde du man dong nag bokkuma ci moo ko gën. président loolu du àlli kalet ji de. àlli kalet la. déedéet ndax bu fekkente ni. caisse d'avance dafa nekk ci mairie de Dakar ñëpp xam ko ñu wëlbati ko bëgg ko tuddee fonds politique la waral ñu tuddee ko fonds politique loolu mooy alikalet ji. waaw xam nga man Pape man boo may laaj xam nga man tey soo ma di woon soo ma waxee fonds politique dama la fan la ñu bind fonds politique ci mairie de Dakar man loolu rek laa lay laaj bëgguma nag nga ñëw naan ma amoon na ko fi nekkoon daana def lii parce que loolu wax dëgg yàlla man loolu mënuma ko àtte leew moo tax ma ni la du man dong bokkuma ci. moo ko gën man daal li ma xam mooy réew mi toll nañu foo xamee ni nii dañu war a ormal suñu justice ndax ay doomu sénégalais rek a fa nekk. d'accord te itam dañu war ci liggéey yëpp ñu koy def. président dañu war a wormal suñu justice. waaye dama la koy wax suñu justice aussi dañu war a wormal askan wi. bien sûr c'est-à-dire teg seen atte ci yoon. bien sûr bañ koo teg ci joxoñu président benn bu fi mës a nekk rawatina Macky Sall. parce que dañu nekk ci boo waxee justice dafa am benn article bu ma gis tey ci benn journal muy Dakar Times.
ngeen baal ma dina xaw a gudd. mais ci justice su Sénégal. nit ñi nga xam ni jàpp nañu leen fi. depuis bi nga xam ne yéen a ngi nekk au pouvoir. ñoom ñu njëkkee ko ci Khalifa Sall. teg ci Hissène Habré. teg ci Karim Wade. teg ci Cheikh Alassane Sène. Diony Ba. Pape Mamadou Pouye. Bibo Bourgi. Papa Samba Diassé. Ndeye Khady Guèye. Tahibou Ndiaye. Aïdara Sylla. Serigne Assane Mbacké. Samuel Sarr. Bara Gaye. Aïda Ndiong. Oumar Sarr. Toussaint Manga. Cheikh Ahmadou Bamba Ba. Maître Amadou Sall. Mouhamadou Lamine Massaly. Rampino. Bachir Diawara. Aminata Ngirane. Bamba Fall. Maguette Ba. Bassirou Samb Serigne Saliou Mbacké Diop Birakan Ndiaye Abdourahmane Ndiaye Cheikh Tidiane Sall Abdou Wane Amina Sakho Maymouna Bousso Demba Dang Rick Dakle Bamba Fall Barthélémy Diaz Mbaye Touré Yaya Bodian Amadou Mokhtar Diop Ibrahima Yatma Diop Fatou Touré Ibrahima Touré Abdou Aziz Diop. dégg nga li ma lim yëpp. ñii ñëpp ci benn parti la ñu féete. ñu ci ëpp ci kujje politique gi. waaw xam nga ndax lii mooy justice bu ñuy xaar. non xam nga dafa am lu ci jaxasoo loo xam ne dama ko bëgg a leeral. xam nga dañu def fii la cour de répression sur l'enrichissement illicite boo xam ne ni dañuy seet alal ji nga xam ne ni ñi ko doon saytu fan nañ ko jaarale. man nag li ma jàpp mooy man mi saytuwul woon dara kenn du ma laaj dara yow Pape saytu woo woon dara. moo tax kenn laaju la dara. bu ñuy seet nit non fii moom wax dëgg yàlla bëri na fi ñuy jàpp ñoo xam ne du ci reddition des comptes lañ leen doon ay problème de liberté ay problème de liberté yooyu lañ leen jàppee ñi ci ëpp ci loolu lañ leen jàppee ay Serigne Assane Mbacké Serigne Assane Mbacké lan ay Serigne Assane Mbacké ay Tahibou Ndiaye ay Aïdara Sylla ay loolu enrichissement illicite ay par exemple ay ku mel ni Abdou Aziz Diop ku mel ni Amina Sakho ku mel ni Bassir Diawara ku mel ni Mamadou Lamine Massaly ku mel ni Amadou Sall ku mel ni Oumar Sarr. non xaral dafa am ñaari yëf yoo xam ne dafa am ñi nga lim yëpp 80% ci enrichissement illicite yeneen yi xamal lan la outrage à magistrat xam nga man dafa am loo xam ne dama ko gëm gis nga bis boo taxawoon génn ci bedd mi wala nga ñëw assemblée nationale saaga ñu ñëpp député keroog dama lay yéene ñu téye la laaj la lu tax nga saaga ñu dafa am loo xam ne orma la ci réew mi te kenn waru ko def te yéen gis ngeen taxawaay yi am. taxawaay yi am ak wax ji ngay dégg ñu koy wax di ko jëmale ci ay nit mais da ngay waaru da nga naan est-ce que Sénégal gi ma nekk mooy Sénégal bi ma xamoon. moom comme lan. mais wax rek. génn di magistrat yi dañ leen a jënd wala dañoo def lii wax bu ñaaw wala wax sax ci institution jëm ci président la bi jëm ci président assemblée nationale dem ci wax ji teg ci deram loo xamee ni. yow ci sa bopp bu ñu la woowoon ak sa akulay tala doo am fenn foo ko teg xanaa daal waxu politique ak wax bu salte ku def outrage nag am magistrat dañ lay woo ci yoon wala nga taxaw saaga gendarmerie wala nga saaga police ñu woo la laaj la lu tax nga def ko mas nga dégg benn sénégalais mu jóg di manifester wala mu naan kii ñu tax ñu téye ko fekk naka def loola dafa def reewande goo xamee dafa fës ba ñëpp xam ne ak reewande la man daal li ma bëgg mooy ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk. institution yi dafa war a dox. institution yi président de la République moo ci. dafa war a dox mais ci séparation. ma ngay doxal dafa war a dox séparation la ñuy doxee. séparation la ñuy doxee. séparation la ñuy doxee. non président yow itam. man awma benn sañ-sañ dem ci juge bi naan ko lii wala lii. mais dafa ma may sama liberté ma bàyyi ko liberté loolu mais wax ma bu fekkee ñu ngi ci séparation ni président itam amul benn sañ-sañu dugal loxoom ci législatif. amul ci seen muy parlement. non xam nga président de la république mooy suñu président majorité. waaw mooy président Benno Bokk Yaakaar xam nga man bi ñuy soog a def président groupe parlementaire dama ni. du ma nëbbu député la waaye ki tax ñu fal ma politique la woon ak benn coalition. coalition boobu nag mooy gouverner réew mi. lu ñu bëgg loolu lañ leen di defal. kon saa boo xamee ni wax nañu lu baax ci réew mi dinaa leen jàppale. suñu waxul lu baax loo xamee ni rafetlu wu ma ko dinaa leen woo ñu toog man leen lii kat rafetlu wu ma ko te loolu maa ngi ci. ak député yëpp a ngi ci. ba ñu togg suñu togg nag ba xam ni lii rafet na nag mais bu rafetee ñu jàppale leen xam nga réew yëpp ci àdduna. képp kuy dem élection majorité nga bëgg. waaye nooy amee majorité muy wëlbatiku di la xeex. président loolu moo tax ñu ne nañu lever immunité parlementaire Khalifa Sall ngeen votel ko ko. loolu moo tax ñu ne nañu voté loi ci parrainage bi ngeen votel ko ko. yooyu yëpp da ngeen ko teg rek ci parce que. moom mooy seen njiitu. déedéet. coalition.
lii la bëgg en tant que président ngeen jàppale ko ci. non dinaa la tontu foofu gis nga lever immunité parlementaire Khalifa ñoo bokkoon benn lycée di jàng Blaise Diagne man sama bopp ci conviction laa ci demee d'abord xam nga assemblée nationale du autosaisir moom du taxaw rek daal ni naa def lii dañ koy laaj keroog bi ñu procureur bindee wax jox ma dossier bu leer man maa nekkoon président de la commission ad hoc bi lever immunité parlementaire u Khalifa Sall dama ni comme wax nañu lii dossier bi gis naa ko li ma ci jàng ak li ma ci liir yépp wax dëgg yàlla lii war nañu leeral pour que demoon nga ci prison pour gis ko aussi. Khalifa dama bëggoon dem mais mu ne duñu recevoir mais nag li am solo mooy gis nga procédure boobu ñu def ba lever immunité parlementaire ba keroog géej gi di fer doo gis ku la nii teguñu ko ci yoon maa ko jiite woon et je voudrais dama bëggoon keroog luñ ciy def ñu teg ko ci yoon xool ko xoolaat ko ba xam ni sàmmonte na ak àq ak yelleefu Khalifa Sall lu ci bind maa ko bind luñ ci wax maa ko wax ak ñi ma ko bokkal nag ci biir commission bi parce que du man rek parce que man du ma féetewoo ay mbir ak groupe la ñu woon mais nag tey lan la ñëpp ne nañu fi ngeen ko jaarale zéro faute amul dara lu ñu mais est-ce que taxawaay boobu taxawaay bi nga taxaw noonu taxawaay boobu est-ce que gënul woon nga taxaw ko ci bi nga xamee ne ñu ngi samp assemblée nationale nga war a taxaw ni bala ñuy def dara nañu xaar Khalifa Sall suñu nawle député la mu ñëw egg si toog déedéet xam nga ñun dama la wax ni la ñun député mënul jóg rek c'est-à-dire assemblée nationale mënul jóg rek daal di nii damay def nangam procureur moo ñu mën a saisir non li ma wax déglu maa ngi lay wax déglu non maa ngi ñëw ci yow li ngay wax maa ngi la koy wax d'accord naa ci yow. non boo nee Khalifa du ma ko def dara assemblée nationale non le 14 septembre. déglu xam nga ci la ñu ubbi assemblée nationale. le 14 septembre lañ ko ubbi keroog dañ ko rappel. président Moustapha Niass moom moo doon def rappel sax mais kii nga xamee moo nekkoon président le plus âgé. parce que tant que faluñu bureau. keroog defe naa ni grand serigne de Dakar Ablaye Makhtar moo toog. dañ ko rappel ni Khalifa Sall ñu ne absent comme am na yeneen député yu ñu rappel ñu ne absent parce que am na ñoo xam ne nekkuñu fa keroog waaye gis nga li ma gën a jaaxal Pape tey dinaa la ko wax tey ci sa émission bi mu nekk scoop gis nga bi ñuy defar commission yi xam nga groupe bu nekk da ngay joxe nombre député yi nga xam ne da nga bëgg ñu nekk ci ay commission joxe seeni tur Khalifa Ababacar Sall député la nekkoon ci groupe bi nga xamee moom lañ tuddee le groupe bi nga xamee moom ay non inscrits lañu ci taxawu Sénégal la duggoon. bi ñuy joxe ñoom ay tur pour ñu dugal leen ci commission yi maa ngi këyit yi ba tey kenn bindu ci turu Khalifa Sall pourtant bu leen neexoon ñu bind ni Khalifa Sall dañu bëgg mu nekk ci commission des finances dañu bëgg mu nekk ci commission des lois mais joxe nañu proposition yi ba mu jeex turu Khalifa Sall nekku ci. te président moom da koy tudd saa bu ñëwee tudd ko gars yi ànd ak moom dañu fal leen te ñu bokk liste ba ñuy bind ñoom binduñu Khalifa Sall. nekkul ci benn këyit boo xamee ci commission la. loolu Sénégal war dañ ko xam. kon nag assemblée nationale bi nga xamee ni député yi def nañu mujj na nag ñoom ñu def benn demande parce que le 25 septembre la ñu jot ñun lettre procureur mu ñëw ni dama bëgg ngeen lever ko. en octobre ñu jot lettre bi nga xamee ni député Issa Sall moo ko def pour ñu mettre fin aux poursuites mais ñaari lettres yi mënoo ko instruire. d'accord bi nga jotee lettre procureur. te nga déggoon ni amul immunité parlementaire. tey ñu waxaat la lever ko. ndax loolu amoo ci woon équation lu la jaaxal. non parce que dafa masoon xew xam nga moo di si jàpp nañ ko fii. mais waxuma dafa masoon xew ci Khalifa la ñuy wax mais dama lay wax rek. xam nga nit bu fekkee dañ ko jàpp wax naa la léegi. nit bu fekkee ni biñ koy jàpp. d'accord bay muy nekk laata muy nekk député sax jàpp nañ ko. d'accord xam nga man dama lay wax dama delloo si ci cosaan loo xam ne boo ci ñëwoon rek buñ ci juboo Sénégal ak ñuy déglu. gis nga dama ni man suñ ma téye woon ni da nga def nangam. ñu ñëw naan ma da ngay def député dama nen naan déet man daal dama bëgg. non dafay fekk ñi la koy wax teg ko ci yoon. defal dànk mais buñ ko tegee ci politique mais xam nga nag yaa di atte. non Pape dama bëgguma nga atte bëgguma nga atte. non xam nga dama bëggoon. président atte wu ma mais li ngay wax da nga ni Sénégal ñi ngi ñuy déglu mais Sénégal ñi ngi ñuy déglu xam nañu ne pexe yi lalu ci yoonu Khalifa Sall lépp lu ci bëri ci politique la tege. yow yaa ko wax de juge yi waxuñu ko
man mii nekk député à l'Assemblée nationale waxuma ko te man wóor na la ni askan bee ma fi teg. parce que man teguma fi sama bopp. d'accord léegi yaa ngi ma jox kaawu Mody Sy xam nga yaa ngi ma jox kaawu Mody Sy comme jurisprudence est-ce que xam nga ni cas Khalifa Sall mooy gën a grave comme jurisprudence dinañ fi dem ba képp koo xam ne dañu salfaañe sa yoon muy ci ay exception de nullité du tere nga dem kaso wala ñu condamné la. exception de nullité cour de la CEDEAO mënu ko def xam nga la kan mooy def exception de nullité suñu tribunal yi dama ni la exception bu avocat yi mënoon a def bu fekkoon ni suñu juge bi en première instance moo ni woon lii ay nullité la du ma mën a àtte bu boobaa kon wax ji fa lay yem. d'accord mais nag il faut ñu gëm ni dañu am justice boo xamee mi ngi liggéey di doxal li muy doxal te ñu nangu ni nag justice bi mi ngi koy teg ci yoon. d'accord man présomption boobu la am te moom lay doxal. président parrainage bi. mu nekk loi boo xam ni. loi bu ñu jàpp ni bu gàkkal démocratie Sénégal la. ndax ni ñu ko defee ci jaay doole. li ko waral mooy loi bu toll noonu muy soppar ñi dara ci suñu constitution. ñu mën ko voter sans débat. loolu jaay doole la wala ñàkk a xam gu ngeen ñàkk a xam charte yi tënk assemblée nationale moo ko waral. waaw loolu dama la koy leeralal parce que sénégalais yi defe naa ne gis nañu. xam nga boo nee sans débat te ñuy ñëw assemblée nationale commencé 9h. ba 19h ñuy soog a wote loi bi. xam nga ni loolu boo nee sax sans débat la nii ne dañ naan waaw lu ñu fa doon def 9h ba 19h fukki waxtu. président xam nga li ma la wax. déedéet yow xam nga maa ngi ñëw. xam nga luy débat bi waaw xaaral ma wax la. dañuy ñëw gis nga li ñuy def ci justice di ko def daanaka ci procès yi y compris procès Khalifa Sall mooy di seet daal ay subterfuge pour ñu bañ a dugg dans le fond du dossier di seet ay forme di lever ay exception moo tax ngeen jalgati yoon. ci bañ leen may loolu moo tax ngeen jalgati yoon jaay leen doole. déglu non may ma Pape dama lay expliquer. ah d'accord ci loolu la gars yi nekkoon. bi ñu xëyee suba ba ngoon ñu nekk fa. waaw voilà di lever naan voilà avant am ay motion dañuy def nii di wax ñu bàyyi leen ñuy wax ba jeex xam nga bu ñu waxee li kii di wax bu kenn ki ñëwee loolu lay wax xam nga lu ñu ci jublu woon tardel ñu parce que dañu ni woon ñoom bis boobu waa Sénégal dañuy génn ñëw assemblée nationale bu ñëwee assemblée nationale ñu toj ko nangam dañu xam nga dafa am ñoo xame ni ba léegi defe nañ ni Sénégal mi ngi 1968 xam nga am na ñoo xam ne defe nañ ni Sénégal mi ngi 1968 alors que 1968 ak léegi juróom fukki at la am ñoo xamee ni defe nañ ni Sénégal mi ngi 88 ca temps bu tàng ba nga xamee boobu ak léegi tam fanweeri at la mais réew mi passé na foofu Sénégal kenn mënatu ko gouverner wala nga jël nit ñi wala nga jàpp ni nit ñi mën nga leen def loolu loo xamee ni fi nga leen di dugal ay goutte la te gisuñu ci seen président li nga ma wax lu leer la dañu bëggoon tardel leen ngeen jaay leen doole ñu war a dugg ci débat ngeen leen débat fi am jaay ñu leen doole dañ leen ni fi ñu bëggoon a yóbbu mooy yóbbu ñu ba minuit ñu xëyaat di dellu si te ñoom comme ñoom wax nañu li ñu bëgg a wax yépp wax nañ ko ñun wax bi ñu waroon a wax ñun ñu leb ko ñu jarul ñu koy wax. li ngeen waroon na loolu mooy débat non. waaw mais comme ñoom jël nañu temps bi. waaw ba wax ba pare. kon voté nañ ko sans débat. déglul ma wax la. président déedéet débat am na parce que lu tax. xam nga kii ñëw ni la damay def motion préjudicielle taxaw ci motion préjudicielle wala damay def question préalable nga xam ne dafa nekk ci suñu règlement intérieur di wax diggante 10 heures ba 15 heures bëgg la jëme minuit boo xamee fi mu la jëmee bu la fa daanelee. d'accord yow yaa ñàkk fayda. te nag gis nga léegi président man damay dégg ministre bi. di dégg Seydou Diouf à chaque fois bu député bi pare mu ne leen da ngeen di caaxaan. nañ leen dem ci débat yi mais ñun ñuy xaar débat bi. mais parce que bëgguñu ko. non defal naa non ñun ñu ngi xaar débat bi. ñu voté loi bi sans débat. nga ni ma amul déglu ma wax la Pape foofu laa la bëgg a leeral parce que lu ñu wax ministre bi ne ñu ngi xaar débat bi bu ñu demee ci fond bi ñu wax ci ñu wax ci. moo tax ma bëggoon nga déglu mu baax gis nga ñoom bu leen neexoon benn question préalable rek la ñuy posé bu ko kenn posé xam nga ñaata nit ñoo bind. ñoom loolu seen sañ-sañ la yéen la nekkul woon seen sañ-sañ si seen sañ-sañ la ñoom. loi bu toll noonu ci constitution sénégalaise ñu ko ciy def. mais rafet nañu waxtaane ko askan wi gindi ko ci loi bi ba tey loi bi kenn comprendre loi bi lan la. loi boo xam ni yéen ban commission def ngeen fi commission dem ngeen Pologne dem ngeen feneen ak feneen pour xam ñoom nan la ñuy defee parrainage. mais est-ce que loolu mooy par exemple loolu mooy gouverner pour yow. waaw xam nga
damay dellu si waat débat yéen a ngi voté loi bi xamu leen loi nu ñu koy defee yéen a ngi dem fu ne pour mais li waroon jiitu kay mooy xanaa dem Pologne dem France dem feneen ba xam nu ñuy defee loi ba pare ngeen doog a ñëw pour voté suñu loi yooyu. non dafa am ñaari yëf loi bi ngay wax moom mooy loi constitutionnelle bi. pour ñu fixé ni. parrainage léegi dugal nañ ko ci constitution bi ñu ko voté ba pare di war a dugal nag léegi parrainage ci code électoral bi. ñu ne nañu tànn ay réew dem fa. parce que kooku ñu ngi xool léegi naka lañ koy saytoo ak naka lañ koy doxalee pour bañ a am benn rëq. mais lii laa wax nii yow tam président. te nit déedéet avant ñuy voté loi bi déglu rek déglu Pape da nga may déglu xam nga loi constitutionnelle bi ak loi électorale bi diggante bi am na ñaari weer déglu ma bu baax. ci diggante boobu nag war nañu jàngaat war nañu daje war nañu waxtaan. loolu la ñu def. ba nga xamee ni tey lii nga xamee moo nekk ci loi électorale bi. nekk ci suñu constitution jàpp nañ ni loolu mooy dox léegi ci Sénégal te loolu mooy am. ndax tey gis nga démocratie gis nga kaay tànn bala ngay mën a tànn li ngay tànn day leer bu leerul doo tànn xam nga Sénégal dafa am fu ñu jaar foo xamee ni gàcce la ci yow gàcce la ci man gàcce la ci Sénégalais bu nekk dañ dem élection législative mu am ñeent fukki liste ak juróom-ñaar. loolu du gàcce. gàcce la déedéet loolu taar la ci démocratie. déedéet yaa ko jàppe gàcce yow. démocratie dafa am prix. non yow yaa ko jàppe gàcce. gàcce bu rëy la yow yaa ko jàppe gàcce. lu tax dinaa la wax lu tax ñuy dem ci législative ñëpp bëgg a dem député nekk député pour taxawal seen askan. xëy na bëggoon na def lu gën yow li nga fay def. am na ñoo xam ne seen liste loolu ko taxoon jóg. yéen Benno Bokk Yaakaar ak ñeneen dafa am ñu jàppoon ni la ngeen fay def dañuy def lu ko gën. loolu du gàcce loolu taaru démocratie la. waaw da nga may bàyyi ma wax. d'accord allez-y ok. parce que yow yaa ngi wax rek lu mu gën a bari mu gën a nekk taar gis nga bari bu bari day yàq loolu la tubaab yi di tuddee démocratisme boo xamee day yàq rek ma wax la lu tax ma wax la lii xam nga keroog bi ñu demoon élection ci 45 listes yi te conseil constitutionnel mayuñu ku ñëw tànn juróomi bulletin du ñu wote kon élection yi dinañ ko def une semaine te du jeex loolu mooy gàcce réew bu toll di Sénégal fii mu toll ak fii nga xamee fii la adduna bi toll tey nga gis ay exemple de démocratie bi gën a rëy bi ñuy wax mooy États-Unis ñaari parti nekk fa yow nga toog fii naan yow de bu la ne xam naa ni Pape yow moom boo sañoon sax bu ñu demee élection téeméeri candidat la ñu am ndax yow yaakaar naa ni mais bu ñu ko defee du ñu voté ma ne dafa am ay nit yoo xam ne dañu chronométré ni bu fekkee ni électeur bu dugg ci nekk ci biir bureau de vote bi bu fekkee day tànn 47 bulletins yi soog a dem ci mbañ gàcce bi voté bu ñu ko defee bureau bu nekk téeméeri nit duñ fa voté te bureau yi di am ba juróomi téeméeri électeur loolu du gàcce man loolu la jàpp di gàcce la non yow yaa ko parce que suñu waaw déglu rek am naa ci droit parce que démocratie Sénégal war na passé foofu gis nga man nag lépp loo xamee ni dafay rafetal loola. démocratie kay yaatal mooy taaram. démocratie moom tant que mi ngi am filtre. oui si. démocratie tant que mi ngi am filtre. si neneen la tudd mais nekkatul démocratie. ok démocratie dañ koy organiser. démocratie bokkul ak lu waaye nit gis nga bokk na ci li ñu yàqal ñun suñu réew yi. te jàpp naa ni dinañ ci mës a toog ñun ñëpp ñu waxtaane ko. jàpp ni démocratie mooy lu neex waay def lu neex waay wax. ak mbeddum buur la lu mu neex nga def loolu ku ko jàpp sa réew yi nañ dem te yow doo mën a dem. d'accord dama jàpp ni lépp loo gis ci àdduna dañ ko war a organiser. dañ ko war a waxtaane d'accord dañ ko war a péncoo seet na mu gën a rafete ji def ko. man jàpp naa ni bu ñu la tegalee téeméeri yëf pour nga tànn ak ñu tegal la juróom yu am solo nga tànn ci biir juróom yi démocratie ci boppam tànn ci boppam dafa laaj booy tànn li ngay tànn leer waaye bu leeratul rek mënatul nekk démocratie. tànn boobu bu fekkente ni ki ñu dénk élection yi muy président de la république yor justice yombalu ko askan wi parce que tey am na ñoo xam ne Karim Wade lañ bëgg a tànn am na ay gàllankoor yoo xam ne def nañ ko ci ba askan woowu tànn Karim Wade mën na jafe ci ñoom am na ñoo xam ne Khalifa Sall lañ bëgg a tànn ñooñu tey am na nu ñu ko doxalee ak yoon ba nga xam ne tànn Khalifa Sall mën na jafe ndax loolu itam mën nañ ko teg ci démocratie le cas de Karim Wade buñ ci taxawee muy cas boo xam ni cas gënu ko doy waar koo xam ne dañ la gracier nga dem ñëw ñu dem ci loi électorale sànni ci benn affaire boo xam ni bu ndaw la. article 57. ñu ne pour nga nekk candidat da ngay nekk électeur. waaw dinaa la wax lu tax uniquement pour Karim Wade. ndax loolu mooy taaru de loolu bu ñuy jàpp gàcce. jàpp nañu ni loolu mooy gàcce ci démocratie. non Pape
Pape foofu dama lay recadrer tuuti te li tax ma lay recadrer naa la ko wax xam nga man dama gëm ku gëm réew mi laa ku gëm son bopp la ku gëm yàlla laa itam et dama jàpp ni gis nga. gëm nga yàlla de loolu nga wax de. waaw ku gëm nga ni lu yàlla dogal mooy am loolu gëm nga ko de bu baax. est-ce que wax nga ko ak président Sall xam na ko déglu rek moom ku gëm yàlla la. kon baax xam naa loolu. dama la wax ni la rek. gis nga comme ne nga gëm nga yàlla rek baax na. dafa ni tout Sénégalais électeur peut être candidat. bu ko ci indi ci loolu. xam nga lu tax voté nañ fi ba tàyyi. waaw xam nga lu tax. waaw lu tax. dama jàpp ni boo nekkee candidat ci mbir ni da nga bëgg nit ñi woteel la. waaw. ma jàpp ni yow mi nga xam ne yaay candidat bi. yaa njëkk war a mën na may sa bopp xob. jarul def ci loi. ah kay ndaxte dafa nekkoon gis nga mairie yi ñuy def ak conseil départementaux yi boo bëggoon ñëw Tivaouane di fa wote ñu def la ci liste yi te nekkoo ci listu Tivaouane doo bokk. d'accord. man bu ma bëggee nekk maire ca mairie Ndakaar te nekkuma ci listu mairie Ndakaar du ma nekk maire mairie Ndakaar gis nga noonu mu valable ci département yi valable noonu ci biir communes yi noonu la war a valable ci réew mi dama jàpp ni nit li muy wut di ko ñaan nit ñi pour ñu dagaan nit ñi pour ñu jox ko moom na ko jëkkee ci boppam waaye nit bu nekkul électeur mën a jóge États-Unis rek ñëw toog ni sénégalais la te du fi wotee ni man dama bëgg nekk candidat kooku defe naa ni nag dañ ko war a bañ. waaw mais xam nga électeur. bu fekkee nekkoon nga ko jaratul nga koy nekkaat. parce que nekk non xaaral rek nekk nga ko ba pare. fii wax ji nekk mooy li condamnation bi dox ci diggante bi. non. condamnation bi def 6 ans. non ñu ne bu fekkee 5 ans la mënutuloo nekk candidat. Pape da nga nekkoon électeur en 1983 nekk électeur en 88 j'espère xaw ma sax say at nu mu toll nekk électeur en 93 nekk électeur en 2000 su ñu defee refonte générale du fichier électoral da ngay dem bindu jiwaat de Pape. boo bindu jiwaatee loolu d'accord naa ci doo nekk ci fichier bi. loolu rek mooy wax bi. bu fekkoon le même fichier la ñuy dox. mais kon lu fi jar léegi kon lan moo fi jar il faut que nga nekk électeur pour nga nekk candidat. mooy li ma la wax. xam nga booy sa waay itam nag boo bëggee nekk dara cim réew bëgg nekk dara ci gox. waaw bëgg nekk dara ci département. te binduwoo fa mais naka lañ lay mën a jëlee nag ji la tànn nag ji la wóolu di la fa def. yow kay boo mënta may sa bopp xob waaye te nga bay. léegi c'est Ablaye Wade wax na ci. loolu ñëpp dégg ko. ñaar bu ñu nekkul candidat. fépp foo xam ne dispositif élection yi nekk na fa dinañ ko taal. moo xam mu nekk ministère de l'intérieur mu nekk ci gouvernance yi. ndax xam ngeen ni loolu bu ñu ci eggee mu def ko ak mu bañ ko def am ngeen ci responsabilité. waaw man d'abord damay wax ci wax boobu parce que xam nga président Ablaye Wade d'ailleurs kenn sañu ko woowee lu dul président Ablaye Wade. waaw yàlla daf ko joxoon ci réew mi. cër. mu nekk président de la république fukki at ak ñaar. xam nu réew di doxee. xam li ñuy jànkonteel ci sous-région bi. en tout cas bu ko doxalee woon nii day gëw ma di ngeen ñëw au pouvoir lii ñu gis nii bu fekkoonte ni noonu la ko doxalee moo gën a grave lan la def lu gën a grave lii. waaw bàyyil ma yeggale bul ma toog bàyyil rek après dinaa la wax li mu def lu gën a grave. bu defoon nii président Sall def ngeen def defal ndànk rek non du ngeen mës a nekk au pouvoir dinaa la wax. ok kon nag moom. après nga wax ma lu mu def lu gën a grave waaw boo amee juróom-ñeent fukki at yu tegal. waaw. ak fi mu jaar ak réew mi ba pare ak li ko réew mi jox yépp ci teraanga. wëlbati ko waat tey ba léegi ci teraanga réew mi am na lu mu ciy jot. muy sañ-sañam kenn mayu ko sañ-sañam la muy wax ay taal. ab dëkk. waaw te boo ko taalee dañu ne musiba ki ko yee. non waxul taal dëkk bi matériel électoral bi wax nañ ko taal loolu mooy taal dëkk bi. ah mais matériel électoral ku ko taal doo jaar ci nit ñi. xam nga kooku ku koy wax boobu wax man duma ci am tontu. damay wax rek sénégalais yi moom ay nit ñu mat lañu ay nit yu sage lañu yoo xamee ni ñu yar lañu xàmmee nañu wax ju jaadu ak wax bu jaadu. te nag daal mag daal dafay am fu muy am. maintenant li mu def mais yow boo amee possibilité taal ay candidats. le 23 juin soo amee ay possibilité taal ay potentiels candidats. ci say pexe. ba ñoom du ñu bokk ci élection. mais ñoom aussi li nga xam ne am nañ ko ci seen loxo lan la ñu war a def lu dul taal sa matériel électoral. waaw man de defe naa ni ba léegi man maa ngi ci fi ma nekkoon. mooy institution yi xam nga fii benn juge rek moo am compétence ci élection présidentielle. pour wax kii mooy candidat wala kii du nekk candidat. d'accord kooku c'est le juge constitutionnel. yegg guñ fa. ok buñ fa yeggee moom li muy wax. dina ko teg ci ay firnde yu leer. d'accord man dama naa ni coow bi jarul engagé wu te man comme dama gëm sama justice
gëm architecture judiciaire bi ni mu nekkee. man dama leen di bàyyi ak seen wàll. parce que nag du ma nekk député di voter ay loi. d'accord di ŋàññi ñi nga xamee ñoo koy appliquer. président Aymirou. bi ñu génnee ci élection 2012 yi. après deuxième tour bi 65%. ci le président Sall gagné réew. 65% yi lan moo ci yokk. ah man nag mënuma xam lu ci yokk. waaye li ma jàpp. waaw man xam naa li ci wàññeeku. waaw defal nànk man dinaa la wax li ma jàpp. waaw li ma jàpp mooy bu ñu demee élection ci kàttanu yàlla. dama gëm ko nag di ko vivre tam ci terrain bi. jàpp naa ni président dañ koy élire au premier tour. jàpp naa ni itam li ma lay wax nag da nga ko noté jàpp naa ni minimum de voix bu muy am dina nekk 57%. man maa la wax lii. atam man nag affaire am naa tam ay jumtukaay mais maa ngi tam ci réew mi maa ngi ci réew mi ni nga nekkee ci réew mi. mën nañu juyoo nag ay xalaat. d'accord ak nu ñu xamee mais daal président bii ma gis. ak li mu liggéey. ak fi ñu jëm. ak yaakaar bi nit ñi am ci moom. ak dal bi Sénégal dal ak jàmm ji fi nekk. jàpp naa ni bu ñu demee élection nit ñi dañ ko dénkat réew mi te minimum dina am 57% réew. président. ci réew moo xam ni béykat yi. bëggatuñu ko gis moom président. bay seen mbay mënuñu fexe ba jaay ko am ay jafe-jafe yoo xam ne mënuñu ko dégg ndakaaru dëkku taax yi nga xam ni daanaka seen luxe mooy ndox. ku ne xam na ko am ci ay jafe-jafe yoo xam ne mënuñu ko gis. wax naa ko léegi ñu dund ci wàllu justice ay contentieux yoo xam ni daanaka mosuñu ko dund réew moomu 65% yi ni ma la ko waxee bu doon fukk ñoo ànd ak moom daanaka juróom-ñett ñëpp bàyyi nañ ko mën nañu wax ni ci ñooñu ay ñoom Idrissa Seck ña nga ca woon ñoom Cheikh Bamba Dièye ña nga ca woon ñoom Khalifa Sall ña nga ca woon bu ma ko doon lim fi laay fanaan loolu avec ça tout ça. en tout cas nga joxe par exemple benn verdict 57%. est-ce que jàppaloo ni loolu dafay tax ni ñu jort ni am na ay pexe yu ngeen lal ci élection yi. non amul benn pexe. urne bi ngeen yaakaar. xam nga ñoom dañoo fay génn dajale ñoom ñëpp li ñu am matuñu sax juróomi junni nit. xam nga man li may wax dafa am. mooy ci marché bi passé xam nga yooyu man xam nga way teg yow tam. xam nga ñoom bis bu nekk ñi ngi woote naan réew mi day def nii. bul fàttali ni Abdoulaye Wade bi muy dajeeg Macky Sall fii da ko doon xeeb de ci ñaari oto ba ñett. mais boobu moom dafa dalton lan la ko mag. ba fàtte de président xamul lu nga tontu keroog. d'accord dafa ni le vieux est devenu daltonien mooy mënatul xàmmee couleur bu verte ak couleur bu xonk dama lay xamal mooy. gis nga réew mi dafa am lu fi soppiku. d'accord réew mi ngi dafa mëntuñu jàpp réew mi comme ni ñu daan jàpp réew mi 1960. d'accord nit ñi dañoo yeewu xam fan la seen intérêt nekk. Sénégal li fi soppeeku mooy. Sénégal commerçant yi fi nekkoon. amoon seen dund ci njënd ak njaay. ñu def ay pexe. ba jëlee leen daanaka ci seen loolu. jël ay boutiques yu ñuy wax Auchan la xaw ma lan tas ko ci dëkk bi. kenn ku ci ne di marché fa nga nekk. loolu mooy li nga xam ne moo war a changer ci Sénégal loolu nga jàpp. non man jàpp naa gis nga nag yaa ngi may laaj loo xamee ni dama ci waxaat ci te ba tey sax maa ngi ciy dox. maa ngi ciy wax ak nag ministre du commerce maa ngi ciy wax ak ñëpp. maa ngi ciy wax sax président de la république. ma ko ni gis nga supermarché yi ñuy def baax na parce que xañ na Pape Ngagne même man ay meru mën naa soxla dara dem ci benn supermarché parce que ku nekk tolluwaay la rek. soxla fa di fa dem boo ko didi woon tey am sénégalais yoo xam ne dañ lay mere mais ma ni même ci France dañ ko réglementé bugguma loolu mu ñëw di rey commerce bu mais sénégalais dañ ko mën a def. waaw déglu rek dañ ko mën a def déedéet lu gën loolu dañ ko mën a def non suñ ko doon def non xam nga stratégie yooyu itam nekkul loo xam ne da ngay ñëw rek nii dama ko mën def parce que gis nga sénégalais yi boo leen bàyyi itam ku nekk sa boutique rek. expérimenté nañ ko gis nga ko par exemple ak EDK. bàyyil ma ba yeggale yow tam. bàyyi ma yeggale. EDK def na rek ay boutique yooyu mais deful ay. gën a luxe sax gën fuuf mais bàyyil ma yeggale tuuti. allez-y dem ci ay station rek def ko def ci yenn koñ. xam nga lu ma bëgg. waxuma sénégalais yi def ko dama ni fu supermarché mën a nekk même bu ko sénégalais moomoon. dañ ko war a réglementer. xam nga lu tax. lan nga bëgg wax ci réglementer. mooy dañu naan. pour nga def supermarché da nga war a am 1000 mètres carrés. wala nga war a am 1500 mètres carrés. xam nga 1500 mètres carrés neexul amee fu nekk ci Sénégal. kon il faut nga dem ci place boo xam ne bu yaatu la nga wut ko fa. su ko defee commerce yi ñu tuddee commerce de proximité. mooy suñu bitig yi nga xam ne ñoo loolu d'accord naa ci ak ñooñu ñu mën fee nekk. suñu fi nekkee ku nekk bay. li nga xamee ni nii moom la ñuy wax. sëlu du yooy giir du dem ak nen. ñii la ñuy liggéey ñu def ko ku leen fa mën a fekk leen fa ñii itam fa ñu nekkoon ci seen i marché ak seen i boutique ñu nekk fa ñoom itam di jaay. te loolu mën na nekk moo tax ministre du commerce woote benn concertation. waxtaan ak ñoom
gis naa tax tey ci journal bi ñu ne vers la réglementation des supermarchés mais ça c'est important. te man en tant que député kooku dama koy porter di ci wax ak nit ñi parce que xam naa jaaykat yi lan la ñu représenté ci Sénégal. parce que jaaykat bu nekk ay nit ñoo nekk sa ginnaaw li ñuy tuddee ay amortisseur moom la ñu doon te yow mi nekk ci koñ bi soo soxlaa boo demee ñu lebal la. ba mu weer dee nga ñëw fay te loolu mënoo ko am ci supermarché bi kon gis nga même en Europe. bi hypermarché yi ñëwee dañu ne nañu jël ay matukaay pour mu bañ a rey le petit commerce de proximité mooy bi nga xamee ni mooy commerce bi leen jege. je crois que Sénégal tam loolu war nañ ko mën a def. jàppale lépp nag ci biir waxtaan. bu ñu ko def comme ni nga xamee ni activiste yi moom la ñu. non France dégage ay affaire waxtaan dañ ko waroon jiital mais mënoo gis au champ partout ba pare nga naan nañ waxtaan après. waxtaan mën na am non waxtaan lañu waroon jiital waxtaan moo waroon jiitu. parce que waxtaan baa ngi am non waxtaan dafa nekkul seen waxtaan moom dafa nekkul seen affaire. c'est-à-dire du ak politique yi du ak ay acteurs yi nga xam ni ñoo nekk ci société civile bi du ñi nga xam ni ñoo nekk aux affaires. du waxtaan moo nekkul yéen seen affaire. yéen à chaque fois li ngeen di def mooy def li ngeen bëgg a def. après bu coow amee ngeen bëgg a waxtaan te bu fekkee bu boobaa béy wéy na mbuus. c'est-à-dire waxtaan moo war a jiitu ci lépp alors que yéen nekkul seen credo. Pape Ngagne waaw. man président Macky Sall dama ko yàgg déglu ndax dama ko xamoon bu yàgg mosuma dégg. mais taxul nga yàgg ànd ak moom ci APR de. defal dàgg rek taxul nga yàgg gëm vision. yaa ngi woon ci beneen non attends. wax ma rek yow tam dama ko yàgg topp. waaye mais man xam naa ko. xam naa ko dama ne mosuma dégg mu wax. te waxul nañu bokk toog waxtaan. appel bi mu mës a def ak fu ñu mën a toog ak lu mu mën a ak lu réew mi fu mu mën a tolluwaay bu mu mën a nekk moom day woote nañu waxtaan. ku mel noonu nag soo ko amee mu jiitu la xam nga dafa am benn signe boo xam ne bu am solo la te sénégalais yi xam naa ni ñoom ñu ngi koy jàpp mësuma dégg làmmiñ bu ñaaw génn ci gémmiñu Macky Sall mësuma ko dégg ku ko mës a dégg rek ñëwul wax ma. mu wax bu ñaaw xoolal li ñuy xëy di ko teg ci daram mais mosuma dégg. xanaa loolu bi mu nekkee président la xanaa bi mu nekkee président la. même bi mu nekkul président. wax ma génneel ma. mu wax bu ñaaw. wax ba génn. président yar tey jox ñëpp cër. te loolu bokk na nag ci li tax sax réew mi naw ko kooku nag bu yoree am réew di woote waxtaan da ngeen di ku mu woo. da ngay wuyu ci waxtaan. waaye nag ku wuyu jiwul ci waxtaan ba pare naan dañ ñoo forcé yaa juum man daal li moom la mën a wax ci wàllu commerce bi lu ma ñor la. loolu leer na bëgg naa nit ñi waxtaan ñu xoolaat ko mais waxtaan moom passé na fi mu nekk nii. non waxtaan passé na. démb rek am na waxtaan bu rëy boo xam ne ministère du commerce def na ko ak waa Auchan ak commerçant yi waa UNACOIS te ñi ngi waxtaan. te itam waxtaan boobu man dama ci nekk acteur man sax dinaa leen recevoir assemblée nationale pour waxtaan ak ñoom incha allah. d'accord président fële ca Makassar mi ngi nekk ci commune bu. Mérina Dakhar am na benn poste de santé boo leen digoon. wax nañ ma fan nga ci toll ak ñoom. waaw xam nga Makassar dafa nekk zone boo xamee ni mooy moom lañ tuddee la zone sud. zone sud bi dafa am ba léegi ay nit yoo xam ne dañuy dox 8 kilomètres pour mën a ñëw Mérina Dakhar pour faju loolu dafa jaaduwul ma def benn projet boo xamee ni nii. ñi nga xamee ñooy def autoroute Ila Touba bi bien que jàllul ci Mérina Dakhar mais dafa jàll ci commune Bambey mais ay Makassar ak yooyu seen frontière xam nga man dama nekk ci dëkk boo xam ne dama nekk ak frontière ak département Bambey waaw ak waa dañ ko tuddee Mbaba garage ñoom dañuy ñëw di dugg si ñun ñuy dem di dugg si ñoom mu waxtaan ak ñoom ñun ñu leen may benn poste de santé difficulté bi ma amoon mooy fan laa koy def bi ma waxtaanee ak waa Makassar ñoom ñu am benn association boo xam ne bu taxaw la. ñu koy wax association pour la renaissance de Makassar. bi ñu ñëwee seet si ma ni leen daal yéen seen ni ma leen gisee ak ni ngeen jógee ak ni ngeen taxawee jàpp naa ni suñu demee bay waxtaan dinañu mën a def foofu poste de santé bi. d'accord mais nag am na tuuti négociation yu ma ci def mais incha allah bu paree rek dinaa ko tàmbali dinaa teg première pierre bi incha allah. d'accord jërëjëf président mu nekkoon doléance boo xam ni kenn ci waa Makassar yi moo ma ko laajoon pour que ma eggale la ko. incha allah yaakaar naa ne mi ngi dégg tontu boobu. kon président yaakaar naa ni fii la ñuy tàggoo man ak yow ma bàyyi la nga tàggoog mbokku téléspectateurs yi doon ànd ak ñun ci Faram Facce. waaw Pape damay wax ni nag dama lay sant di la gërëm ndax émission bi am na solo. di nga ma bousculer rek mais loolu c'est normal. mais li ma bëgg a wax mooy
tàggu waa Sénégal yëpp te wax leen ni nag Sénégal réewu jàmm la te jàmm rek a fi xaj te Sénégal yàlla may nañu chance ñu nekk ci réew boo xamee ni boo xoolee ñuy wër jàmm ji Sénégal am ku ci nekk bëggoon nga ko am loolu nag mooy suñu bien bi nga xamee ni mooy li ëpp solo ci ñun yàlla nañu yàlla dimbali ñu mën ko téye Sénégal itam am na ay ressources yu fiy feeñ yoo xam ne président woote na ci pour ñu waxtaan pour seet naka lañ koy mën a saytu ñu ngi wax ni sax dinañ indi loi bi incha allah bu ñu ubbee session bi pour ñu xool naka lañ koy mën a saytoo ba Sénégal yëpp gis ci seen bopp loolu tam xéewal la bu yàlla indi ci Sénégal moo tax ñun ñëpp ñu war a dal warul nekk loo xam ne day tax ay nit di ñu ngemb ci bitim réew ñi ñëw di taal dëkk beeg naan su ma ci bokkul déedéet yàlla ki mu jox il faut mu jox ko ñun ñëpp ñu jàppale ko pour mu nekk njariñu Sénégal ci loolu daal ci lay tàggoo waa Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ni nag man wutuma benn noonu waaye nag bu dëgg jotee rek li ma jàpp ni mooy sama dëgg fa lay féetee ba pare di ko doxal jërëjëf mbokk yi mu nekkoon président Aymérou Gningue nekk maire bu commune bu Mérina Dakhar moo nekkoon suñu invité tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñuy gërëm bu baax la régie ni nga xam ne noonu la ñuy jàppee ci émission bi di ñu leen di jox rendez-vous daje àllarba bële di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. ndax bi nga xam ne moom lañ